def ay effort di jàppale xale yi fekk kër ga amul suivi day na sax daal moo tax ñu bëggoon tàmbalee lii ñaax parents yi bu ñu defee effort pour ay partenaires joxale ay kits scolaires bu ñu ñëwee kër ga yéen ngeen jàpp ci ba résultats yi xaw a tane daal waaw. léegi ñu ngi commencé lii bon du commencé parce que defoon nañu ko daaw mais li ci xaw a bees ren mooy li ñu bëgg bu ñu jëlee résultat xale bi ren xool déwén jéeg bu amee amélioration maanaam buy soppeeku di gën a baax dañuy maintenir li ñuy def maanaam dañuy continuer li ñuy def mais bu nekkee dañuy def ay effort di jàppale xale bi te xale bi école góorgóorlu mooy na mbaaxul dañuy obligé dañuy retiré wu jëli ñeneen. donc ñaax kese la quoi du leneen ñu ngi góorgóorlu ci xale yi yéen aussi à la maison yéen dëkk ak ñoom yéen ëpp li ngeen nekk ak ñoom foog ngeen leen di ñaax njël seen i kaye di jàng loolu bu ñu ko defee ñëpp li ñu soxla dinañ ko am mooy déchets scolaires yi wàññeeku déscolarisation bi wàññeeku xale yi njàng mu ñoŋ bu ëllëgee ñu jëriñ askan bi yëpp loolu mooy kon solos woote bi. waaw li ngeen def de rafet na torop ñu ngi leen di nuyu di leen sant. ndax jaboot moom ku koy dimbale ci njabootam rek la xam lii ngeen def rafet na kenn mënu leen a fay daal waaw ñun yéen a ne ci école yi yéen a xam xale yi ñun ñoo nekk ci kër yi ñoo war a dimbale tam suñuy doom waaw nit ki lay dimbale ci sa njaboot moom yow kooku moom mënoo koo fay yàlla rek nga koy bàyyil yan na leen yàlla fay ak yonent bi te yàggal seen taxawaay tam ñii di leen jàppale tam yàlla bu yàlla tas yaakaar ci yéen. yan na yàlla boole yéen ñëpp seen xol mu ëpp fii ñu kii fii ñun ñëpp ndax daaw fekkoon ngeen ñu fay yëpp mais yëpp da ngeen ñu ko ñëw delloowaat ci ngor ak sutura waaw ngeen ñëw delloowaat ñu li ñu def ci xale yi yëpp ci ngor ak sutura bu leen neexoon tam biñ leen ko joxee da ngeen koy téye doo leen ñu ko jox ndax fekkoon ngeen ñu fay débrouiller ba fay xamoo leen ni ñu def ba fay mais biñ leen ko joxee yëguñu sax ne ñun jox nañ leen. mais da ngeen ñëw fekkaat ba ci école yi ku nekk nga woo sa parent ngeen ñu jox nañ leen nangam ngeen ñëw delloowaat ñu suñuy xaalis kon nag ñun amuñu dara lu ñu leen di fay dañ leen di ñaanal rek yàlla dañ leen di ñaanal jërë ngeen jëf. sant bu baax yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di sant mënuñu leen a fay yàlla rek moo leen mën a fay ku jàppale sa njaboot yàlla rek moo lay fay ak yonent bi yal na leen yàlla jàppale fay leen. yóbbu leen fu ngeen bëgg a egg yal na leen fa yàlla yóbbu ñun ñëpp kontaan nañ ñun ñëpp a kontaan wax dëgg yàlla ñoo ngi leen di sant bu baax fi ngeen jëm yal na leen fa yàlla yóbbu kuy jàppale sa njaboot rek kookoo la bëgg waaw ndax sa avantage la bëgg ëllëg ngeen toog ba fekk yéen ñëpp jërë ngeen jëf. ren nag yokk nañ ko ba 40 personnes te nañuy mëbët mu gën a ëpp noonu donc li ñuy ñaax daal parents yi nañ ñu jàppale ci côté boobu xale yi ñu leen di surveiller kër ga ñuy jàng parce que aussi ñi leen di dindi seen xaalis def ci. dañu bëgg am résultat dañu bëgg xale yi ñuy suivre au moins bu ñu ñëwee gis bulletin yi gis ne xale bi am na au moins avancement avantage bu mu am par rapport ak yeneen ñi nga xam ne amuñu pare bi donc ci loolu daal lañ leen di ñaax daal leen ñaan ngeen gën a jàppale xale yi kër ga ñuy jàng bu ñu wàccatee ñu jàng seen leçon yi voilà. mais aussi man lii dama koy rafetlu dama ci kontaan sama xol def ci sedd guy képp koo xam ne da ngay dimbali doomu aadama rek kooku man dama lay bëgg te yàlla tax parce que loolu rek laa bëgg même bu ma amul doole sax dama am yéeneem te yàlla tax donc ñoom lii ñu def ba di ko indi dama bëgg yéen ñëpp parents ngeen jàng. maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant école bi fii laa nekk li ñuy wax dañuy remercier groupe jàpp may ko loxo ñun ñi la ñuy jàppale parce que ñun ñuy jàngale ne ci école yi ñoo xam difficulté yi xale yi di souffrir si biir école ngay jàngal xale boo xam ne amul ardoise amul kay amul bic amul livre bu muy jàngi bu amee matériel la ci école bi la ko amee bu demee kër ga amul dara léegi nag may ko loxo bu taxawee ci loolu di jëndal xale bi saak di ko defal li ko waral yëpp di ko fayee inscription chaque jour mooy ñëw di jàngi si loolu ñun ñi lay jàppale ndax boo ñëwee élève bi ne ko defal ma exercice tel dana jël livre am ubbi ko def ko te du ci boole kenn wala magam jàppale ko mais nag xale boo xam ne amul kaye amul bic amul livre yaayam amul lu mu ko jënde mënoo ko forcer ne jëndi ko kon boog may ko loxo maa ngi leen di ñaanal avancement ca kanam. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi remercier vivement waa may ko loxo xam naa ne que jafe na trop wax après madame le maire mënoo la koy woowee ak madame Diouf nga xam ni sama collègue la ñun ñoo fi nekk ndoowoon
mais damay déggal rek lu ñu wax lii waa may ko loxo ñun amuñu seen sant yàlla rek lañ leen di bàyyil ndax lu xew fii ci école bi ba ma fi jógee ay problème yi tara ñoom ñoo fi nekkoon surtout ci ouverture bi et surtout ren bu ñu gisee année bi nu mu demee ak Covid bi parents yëpp yëg nañu ko mbir mi dafa métti à commencer par ñun ñi nga xam ne sax ay fonctionnaires lañu xam nañu ko mbir mi métti na trop santement ñoo xam ni suñu élèves yi ñuy jot fii la plupart géej la ñuy dem ou bien ñuy dem marché di daan seen doole donc mbir mi métti na lool donc ouverture bu ñëwee ñu inscrire sa doom jox ko sac bu am fourniture bu doy jëlal ko charge médicale ma ne kooku ku ko def moom munoo koo fay. lu may wax tuuti rek ci parents d'élèves yi la parce que waa may ko loxo def nañu lu ñu war a def nañu seen devoir ñoo ngi ñaan yàlla lu ñu mun ren ni yàlla na leen yàlla may ñu mun triple bi wala quadruple bi déwén ndax buñ ko munee kat ñun suñu njariñ lay doon mais nag lu des li nag kër gi lay am et vraiment kontaan naa trop maa ngi leen di ñaanal et vraiment lépp lu ngeen def ren yàlla na ko yàlla may yàlla na leen may nga def le quadruple l'année prochaine. sama doom ji li ma lay digal soo ko toppee daa am ndam sama doom ji li ma lay xelal soo ko toppee xolu yaay ci doomu du ma la digal lu gën njariñ xolu yaay ci doomu lu ma la digal li njëlaay la papi yow mi jàngal xanaa xooloo lii may daj papi too góorgóorlul xanaa xooloo lii may daj sama doom jàngal soo màggee imposé my baby jàngal. L'immigration clandestine est en train de détruire la jeunesse de notre pays. Jeunes du Sénégal, refusons d'embarquer dans les pirogues de la mort. Restons, construisons le Sénégal, notre Sénégal. Yéen xale yi moytu leen di dem ci gaal yi wóorut ne boo leen ci demee mun ngeen see ñàkk seen bakkan te yéen yaay tamit moytu leen di jox seen doom yi xaalis pour ñu dem fee ne barki démb rek sama benn xarit yaayam da koo jox xaalis pour mu dem fële mbëkk ma mais dafa faatu ci yoon bi dafa ñàkk bakkanam ñoo ngi noonu moom la ñuy dëj temps yi yëpp moytu leen yéen xale yi di dem ci gaal yi yéen yaay tamit baa leen di jox seen xale yi xaalis pour ñu dem ci gaal yi merci. soo màggee imposé my baby jàngal soo màggee imposé sama doom ji li ma lay digal soo ko toppee daa am ndam sama. Honorables invités, soyez les bienvenus. C'est un énorme plaisir qui nous anime cet après-midi de recevoir de si hautes personnalités que vous. ñu ngi leen di sant bu baax ci wuyu ci bi ngeen wuyu ci woote waa may ko loxo. xaalis la te kenn ku nekk sa biir kër am nga fa kuñ mën a dimbale sa biir famille am na kuñ mën a dimbale sa biir koñ am na fuñ kuñ mën a dimbale te kenn ku nekk suñu dimbalantee ñun ñëpp li ñuy woote ñun waa may ko loxo mooy solidarité horizontale agissante moom la ñuy woote mooy nañu ngel la bàyyi di toog di xaar mu jóge ci kaw ñëw ci suuf nañu bàyyi di xaar tubaab bi ñëw dimbale ñu nañ bàyyi di xaar gouvernement bi nañ bàyyi di xaar mairie bi donte ñoom ñoo ko war a def mënuñu koo def yëpp de amul benn nguur mën a matal yëpp moo tax association yi am solo pour ñëw dimbale nguur gi dimbale mairie yi dimbale yeneen ONG yi comme ça ñu mayante loxo lépp mën a sotti ñun nag lan lañ bëgg ñun waa may ko loxo mooy li gën a am solo mooy ñun dañoo bëgg jëmbat ci xelu doomu aadama yi dimbalante doomu aadama bu nekk war ngaa mën a xam ne man ki ma dendal nii war naa koo dimbale bu ñu fexee ba saxal lool ci doomu aadama yi objectif immatériel la boo xam ne dafa am solo lool ci ñun dafa rëy ci ñun bés bu ñu réussir ba atteindre objectif boobu rek dinañ egg fi ñu bëgg a egg. kenn ku nekk bu defee wàllam rek yépp jëm kanam ci gàttal ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp jërë ngeen jëf ñu ngi leen di sant leen gërëm li ma fàtte woon a wax nag ngeen baal ma ko ngeen xam ne xel moo matul jërë ngeen jëf. di rafetlu d'abord invitation bi ñu fekkee li teewee lii di nuyu ñi fi nekk ñëpp seen tur ak seen sant ku nekk qualité bu ñu la invité maa ngi ci nuyu et kontaan loolu nekk fi di fekkee yu demee nii parce que association bi daa wax lu bari association jox ko loxo may ko loxo maanaam symbole rek may ko loxo muy war a tekki ne
nañuy dimbalante te dëkk bu fekkee dëkk boo xam ne koom-koom bi demeewul noonu du ñëpp a am il faut que ñi am di dimbale ñeneen ñi suñ ko defee dina am benn développement bu harmonieux boo xam ne ñëpp dinañ mën a ànd te éducation damay ne toujours mooy métier bi gën a noble bu nit di def parce que dëkk bu amul éducation mënul développer mënul avancer ñoom ñu jël seen doole seen xam-xam seen li ñu am def ko ci éducation mu nekk lu rafet lool lu baax lool ci dëkk parce que mooy tax développement am kontaan loolu nag nekk fii nekk conseil départemental mais du conseil bi laa fi représenté d'abord man sama bopp laa fi représenté mu ñu fekkee ko xam président bi xam ñu si bëri si association bi mu nekk ñoo xam ne ñu jàmbaar lool sawar lool ci li ñuy def et vraiment je vous remercie. maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay man nag tey damaa ñëw ndax suñ benn collègue ñoo bokkoon génération moom la Samba doon wax ba mooy Pape Moussa papaam ñoo nekkoon di liggéeyandoo mu wàññeeku amul fukki fan ak juróom loolu moo tax ma ñëw ndax kontaan ndax Samba mës nañ waxtaan ci association bi man nag am naa genre bi waaye xam nga ñun ay féministes lañ. li ma gën a touché ci association bi mooy xam naa ni yéen école yëpp ngeen ciblé man je croyais que Mbour Mor la wala Mbour Séeréer mais bi ma toogee laa gis ni école yëpp ngeen ciblé. waaw maa ngi leen di féliciter sama grand Dame Ndiaye ndax dañ ko wax rek mu ne amul benn problème nañ indi xale bi merci beaucoup maa ngi leen di remercier. jërëjëf. maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di rafetlu bés bi di kontaan vraiment ci association bi may ko loxo parce que en tant qu'enseignant ñoom ñoo xam réalité école sénégalaise kon bu ñu jógee. yëkkati lu mel ni boole ci ñëpp mooy xam nañu parents yi lu ñu nekkee xam nañu parents yi lu ñuy dundee te wax dëgg yàlla bu leen neexoon ñu yemale ko ci seen école mais dañ ko élargir à travers tout le département donc vraiment ñuy ñaan képp koo xam ne kii mën nga def sa loxo ci biir bul xaar ñu ñëw ci yow parce que seen taxawaay rafet na en tout cas au nom de l'ensemble du quartier au nom de toutes les autorités du quartier ñu ngi leen di remercier di leen renouveler suñu disponibilité pour lépp loo xam ni jublu ngeen ci ngeen boole ñu ci ñu taxawu ci macha allah. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk turam ak santam di nuyu kilifa mi fekk yëpp di ci jiital nag ki ñu fi dalal di monsieur le directeur ak. Le directeur sortant xaw ma sortant laa la wax xaw ma le directeur permanent monsieur Diaw parce que defe naa ne yow ci école bi nga bokk waa di leen gërëm di gërëm particulièrement l'association parce que lu mel ni yombul di bàyyi xel xale yi di leen jàppale ci wàllu matériel ñëpp xam nañu ren 2020 bi nu mu méttee. ci wàllu mbas mi ñu génn ci wàllu problème yu muy produire. école ubbi tin ma jox la cartable jox la cahier fayal la inscription defal la CMU sans scolaire daanaka egg na li ci des nag mooy encadrement des parents d'élèves ngeen góorgóorlu ci parce que ku lay jàppale kat ba di la jox fourniture ku ci nekk xam nga fourniture lu muy jar. kaye xam ngeen lu muy jar léegi bic rek xam ngeen lu muy jar léegi ku la jox kaye jox la ay bagages fayal la inscription deseetu lu bari li ci des nag waa kër yi ñooy war a góorgóorlu ci kër ga. loolu nag vraiment dañ leen ci féliciter bu baax a baax ñun nag loolu jàppale leen moo ñu fi tax a teg. moo ñu loolu yéen a ñu fal pour loolu donc vraiment di féliciter l'ensemble du corps enseignant. vraiment ñu ngi leen di ñaanal yàlla. yàlla balaa yàgg encore ñu defaat yeneen cérémonie pour le développement de la famille scolaire merci beaucoup.
Vous êtes une association socio-scolaire, association d'entraide. Alors pourquoi ce nom Maïko Loxo? Alors Maïko Loxo, nous avons choisi ce nom parce que ce nom est assez significatif. Traduit en français, on dirait coup de pouce, parce que nous estimons que si chacun met la main à la pâte, nous parviendrons quand même à relever les défis de la pauvreté, les défis de la vulnérabilité. C'est pourquoi nous avons choisi ce nom, Maïko Loxo. Alors depuis que vous êtes né, quelles sont les différentes actions que vous avez entreprises, bien évidemment, au service de l'école? Alors né le 11 mai 2019, ce que nous avons fait en premier, c'est le projet de parrainage que nous avons débuté l'année dernière avec 15 enfants seulement. Ensuite, nous sommes arrivés le contexte de la Covid. Donc nous avons soutenu des daara avec le mouvement Synergie. Nous avons soutenu 7 daara dans la commune de Mbour et dans la commune de Malicounda. Aussi, quand l'IF de Mbour a appelé à être soutenu, je crois que nous faisons partie des premières organisations à avoir réagi en offrant des masques pour aider quand même les autorités à faire face à la Covid. Ensuite, étant donné que nous agissons dans le milieu scolaire, nous nous disons que nous devons rendre les établissements scolaires beaucoup plus attrayantes, beaucoup plus accueillantes pour les enfants. C'est pourquoi, avec l'association Sainte-Vie, nous avons contribué à un reboisement au CM5. Ensuite, nous avons reboisé 30 arbres dans l'école élémentaire de golf derrière le lycée de Mbodiop. Et nous continuons nos activités parce que nous avons un projet qu'on appelle école éco-citoyenne. Donc c'est un projet assez ambitieux que nous avons élaboré et que nous comptons aussi poursuivre dans une 50aine d'écoles dans le département de Mbour. waaw man maa ngi tudd Samba Ba jiite association bu tudd association socio-scolaire Maïko Loxo juddu 11 mai 2019 te dañoo daje fii ci école bi pour jox ay kit scolaire ay xale. Kit scolaire mooy lan mooy saak la ñu jëndal xale bi def ci ay bagaasam ay kay ak ay bic yu mu war a jàngee wante tamit fayal ko école am 5000 francs junni li gën a bëri wante tamit fayal ko CMU mooy loo xam ne dina mën a accompagner xale bi ba ñaanu ñu ko yàlla bu amee jàngoro ñu mun ko faj te seeni wayjur duñ ci sonn di génne xaalis. loolu moo nekk li nga xam ne moo ñu dajale woon ñu def ko nag pour ñeen fukki xale yoo xam ne accompagner nañ seeni parents parce que ñëpp xam nañ ne dañoo jógee ci mbas mi te mbas mi nekkoon loo xam ne dafa laal économiquement ci wàllu koom dafa laal réew mi lool ñu ne nag loolu pouvoir public yi rek mënuñu ko régler faaw ñun tam ñu def ci suñu loxo. kuréel bi mu ngi tudd Maïko Loxo lan moo tax tur boobu. waaw Maïko Loxo dañoo jàpp ne Maïko Loxo moom baat bi dafa firi boppam ndax boo seetee nit toog bu bëggee jóg bu ne may ma loxo boo ko mayee loxo mu jóg oto bu nekkee ci suuf mënul dem dana kaay leen may ma loxo bu ngeen ko mayee loxo mu jógee foofu. kon donc dañoo jàpp ne bu ñu mayantee loxo suñu biir ñi am dimbale ñu amul ñi mën dimbale ñu mënul su yàggee rek jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund di jànkonteeg moom mën na wàññeeku. moo tax ñu tuddee association Maïko Loxo képp ku ko dégg rek jarul ngay laajte ñii lu ñuy def waaye da nga xam ne ñii dañuy mayante loxo maanaam dañuy dimbalante. bi ngeen juddoo ba léegi yan action ngeen jot a def. waaw jërëjëf li ñu jot a def ci action nag bari na bariwul bi ñu juddoo at bu njëkk bi dañu jël fukki xale ak juróom jàppale leen jëndal leen saak fourniture inscrire leen école defal leen CMU fukki xale ak juróom yooyu nekkul ay xale yoo xam ne dañoo nekk ci benn école mais dañoo xool rek ñi nga xam ne dañ ko yittewoo te mu néew mu bëri ñu mën ko ñu defal leen ko. bi ñu jógee ci loolu nag dawal weer yu bariwul rek ci la mbas mi ñëw ñu ne restez chez vous maanaam toog leen seen kër taalibe yi ne ci daara yi sax ñu ne leen toog leen te koo xam ne da nga doon génn pour am loo dunde boo toogee dootu am loo dunde ci la ñu jóg sol suñu dàll ñun tamit daal di jël dund jël eau de javel jël saabu yóbbu ko ci loo xam ne mat na juróom-ñaari daara pour jàppale leen. li ñuy wax c'est peu mais c'est pour peu aussi c'est beaucoup tuuti na waaye booy xalaat tuuti juróom-ñaar wax dëgg yàlla xaw na bëri ndax ay dizaine xale ay fukki xale nga dimbale. biñ jógee ci loolu ki nga xam ne moo jiite njàng mi nekk inspecteur ne nañ ci jàpp ñun tamit na ci ñëpp jàpp ci la suñ association njëkk a jóg bokk ci ñi njëkk a jóg dem inspection jël ay masque defar ko may ko inspecteur mu nekk moom tam geste bu mu rafetlu lool. ñu jóge fi tamit bokk na ci suñu ay projet mooy école yi nga xam ne ci la ñuy jànge yu ci bëri dañoo délabré wu maanaam dañoo sonn école yi dañuy manqué toogukaay dañuy manqué garab ñu ne kon dañoo war a jëmbat ci école yi garab ba xale bi bu duggee ci école bi mu nekk endroit boo xam ne dafay agréable foo xam ne dafay sawar a dem ci la ñu demee CM5 jëmbat fa ay garab ak waa association Sainte-Vie beneen bi
ñu jàppale ñu Abdoulaye Sarr jàppale ñu dem école golf bi nekk ginnaaw lycée Demba Diop jëmbat fa fanweeri garab yi tuuti na bëri na waaye bu ñaar fukk yi réussir boo fa demee di nga xam ne am na différence bu mag a mag parce que dañoo jàpp ne xale moom fu mu nekk ba récréation jot war naa mun a am fu mu kerloo yemuñu ci garab yi mais dañ fa def tamit ay espace de détente maanaam ay banc yoo xam ne ni xale yi bu ñu dawee ba sonn dinañ ci mën a toog ndékki seen ndékki lekk seen mburu naan seen ndox mën a delluwaat ci classe yi lii mooy activités yi nga xamee ni jot nañ koo def ak bi nga xam ne moom lañ doon def tey muy ñeent fukki xale yi nga xam ne dañ leen doon jàppale ci ay kits scolaires.